بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي الفيض والعباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين. أما بعد، قال الشيخ عمر الفوتي الطوري القدوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به في الفصل الثامن من كتابه النفيس رمى حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم: قلت: ومن علم هذا علم يقين فكيف يفرق بين الأئمة المجتهدون إلى آخره. fi nga xamantene nak mom lañu gisoon ci jotaay bi weesu mooy ne dañoo war a fas ci suñu xol ne mboolem imam yi rek ñu ngi ci njub yépp wax yépp ça tourne autour de ça. waxu Sayful Amidi bi waxu as-Suyuti imam Tajuddin as-Subki as-Suyuti waxu imam al-Laqani waxu al-Muqarri ak ñoom ñëpp ak li nga xam ne moom la imam ash-Sha'rani toxal jële ko ci Sayyidi Ali al-Khawas ba fi nga xamante ne ci lay waxee sax kashfu gu mag ak maanaam daje gi nga xamante ne moom la imam yi mag yi di dajeeg yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di ko laaj mu di leen di leeral ci seeni mbiru maanaam seeni gis-gis. qultu Cheikh Omar radiyallahu anhu nee na mani wa man képp koo xam ne alima xam na hada lii ilma yaqinin xam goo xamante ne xam gu wóor la fa kayfa ana naka yufarriqu lay teqalee bayna diggante al aymati imam yi al mujtahidina du mujtahiduna al mujtahidina way maanaam way ñi nga xam ne dañuy def ijtihaad wayu dallilu muy sànq man képp muy sànkloo maanaam muy jàpp ne di juger ne dafa nekk ci égarement man képp koo xamante ne xallada dafa tënku dafa wommatu baadahum ci kenn ci ñoom maazalik xanaa loolu nekkul wallahi giñ naa ci buur yàlla illaa lu dul aljahl réer as-sarah bay aji leer nañ wa alaamati te loolu mandarga la ab tarda ci maanaam koo xam ne dañ koo dàq ci péeyu yàlla ba wal ibaad ak koo xamante ne dañ koo soril yërmande buur yàlla nasalu ñu ngi ñaan allah buur yàlla taala aji kawaji assalaamata mucc yaram ngol aafiyata ak mucc xol fi diini ci diine ji wa dunya ak adduna wal barzax ak barzax wal axirata ak alaxira. ñaan bi de saay lu am solo la. waaw mucc xol. waaw ak mucc yaram. ak mucc yaram fii ci àdduna ak alaxira. waaw ci diine ji. ak ci diine ji. ci àdduna. ci barzax ci alaxira. Moustapha dama. léegi. waaw mun naa poser benn question. incha allah bismillah. booy jàng xadis da ngay gis ne que dañuy wax yoo xam ne ni day différent te partie bi nga wax nga ne que ñoom ñi imam yi balaa ñoo wax seeni wax yi wala balaa ñoo egg fu ñu egg yonent sallallahu alayhi wasallam dañ ko doon gis mooy wax ñu taxat ci ñoom dooy wax ñuy inventé léegi lan lañu mën a xalaat ci distinction yi ñuy gis entre des fois boroom xam-xam yi wax yi ñu indi ci yonent sallallahu alayhi wasallam. wallahu a'lam. mais li nga xamante ne maanaam moom mooy li feeñ. waaw mooy wax ji Sayyid al-Khawas rahimahullahu taala wax. waaw nekkul lu ñu joyal maanaam nekkul ne saa su ne la imaam yi di gis yeneen bi saa sam laaj ko. waaw mais dafa nekk loo xam ne dafa bari lu ñu koy def. d'accord waaw wallahu a'lam loolu mooy feeñ te bokk na ci li koy gën a dëgëral insha allah mooy li tegu ci wax ji. li nga xamante ne moo ci tegu insha allah dina dëgëral ne. du saa su nekk imam bi day laaj yenente bi sallallahu alayhi wasallam xalaatam ci mbir mi mais daf la bëgg a wax ne la moom yegg na niveau bu muy defee loolu ku yegg niveau bu muy defee loolu nag te du waxee bànneexu bakkanam saa yuy wax dara daf koy teg ci usul parce que sinon su doon loolu kon imam Malik rahimahullah matalan gis nañ ni da doon jooy di inquiété wu ci ay gis-gisu boppam yu mu joxe woon konontoon loolu doo am lieu d'être kon loolu du am lii de au moment où moom xam na ne yeneen bi moo ne ko sallallahu alayhi wa sallam defal lii donc loolu mooy tegte la ne loolu du tout le temps la leen daan dal wallahu a'lam mais loolu mooy li nga xamante ne moom mooy zahir bi. d'accord d'ailleurs li ci tegu sax moo la koy gën a wan. waaw moom mu ne kon. waaw maanaam kon mu ne kon ku xam yii nii
nan lay teqalee diggante imam yu mag yooyu ba pare di wax ne ku leen ku wommatu ñoom mbaa nga tënku ci seeni wax dangaa sànku xanaa loolu du dara lu dul ak réer gu mat sëkk ba pare mandarga guy wane ne la kuy xalaatee noonu ak di fonctionner noonu loolu mandarga guy wane ne dañ ko dàq ci pays yàlla bi parce que ku nekk ci pays yàlla bi dana xam ne maanaam mooy xadara yàlla bi dina xam ne ñoom maanaam nit yàlla yu mag yooyu nit ñu sell ñooñu képp koo ci topp da ngay jub moom loolu dina ko xam parce que nit mënul nekk ci pays yàlla bi mënul nekk ci nitu yàlla yi loolu dana xam ne nitu yàlla yi maam day xam valeur nitu yàlla yi voilà même xataa wëyu dëgg sax wëyu bandi pire day xam moroom wëyum bien sûr waaw bien sûr dégg loolu moo tax mu ne loolu day wane ne kooku dañ ko dàq ci pays yàlla ba pare dañ ko soril mu ne ñu ngi ñaan yàlla nag mu may ñu mucc yaram ak mucc xol waaw mu ne wallaahu buur yàlla taalaa ji kawe ji wàllu yi moom mooy ki méngoo mooy borom moo yore ak tawfiqa dëppale bi man ni ci xéewalam yàlla ñu yàlla may ak dëppale wa qaala wax na ba tey moom imam ash-Sha'rani radiyallahu ta'ala anhu wa radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu fi al-uhud al-muhammadiyya mu ne faqif na nga taxaw yaa axi yow sama mbokk anil amali wëllif jëfe bi kulli shay'in ci bépp mbir boo xam ne lam tusarrih leeralul wax ju leer ash-shari'ata sharia bi hukmihi ci atteem waaw bépp walam te nekkul loo xamante ne tamit walam tajma te dëppoowul al a'immat imam yi alayhi ci moom wala tataadda mu ne bul jalgati fa inna allah li wér bu wóor mooy buur yàlla laa yu aaxidu du jàppee nit ñi illaa lu dul bi maa ci lépp loo xamante ne sarraxat dafa wax ju leer bi yii ci moom ashariatu sharia bi kama kem ni nga xam ne annahu nako moom buur yàlla laa yu aaxidu du jàppee as sahabata sahaaba yi radiyallahu taala anhum illaa lu dul bi maa ci loo xamante ne sarraxa dafa wax ju leer bi yii ci moom alquran wa sunnata ak sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wa qaddir moo tax maanaam wax ji moom lañ doon junj sànq waaw maanaam dani bépp wax boo xam ne sharia leeralul waxul ci wax ju leer ci ne lii nii lañ ko war a defee maanaam àtte bi lii la na nga maanaam taxawal wëllif jëfe ko mooy defal attention ci wax jooju mooy il faut nga am rigueur boobu di def attention ci wax yi ngay dégg ak wax yi ñi lay toxalal ak et cetera maanaam kon wax joo xam ne sharia waxu ci wax ju leer mooy tandikul defal ndànk niki noonu imaam yi dëppoowuñ ci jëfe ko ijma amu ci kon ce qui veut dire que ni wax joo xam ne benn imam moo ko wax beneen imam waxu ko soo ko jëfewul dara du la ci fekk mais bu ñëpp dëppoowee di ko def wax ko boo ko jëfewul dara la ci fekk parce que da ngaa wuuteeg loo xam ne leer na ni loolooy dëgg parce que ijma imam yëpp d'accord loolooy dëgg ijma nag mbooloo ijma buñ ko waxee mooy consensus communautaire boroom xam-xam yee tax ñuy wax suñu avis important wul waaw suñu avis important wul boroom xam-xam yi moo tax ñuy wax je pense que loolu mooy consensus communautaire buñ ko waxee loolu tax dégg mu ne nag te bul jéggi loolu bul ko jalgati bul ko jéggi mu ne ndax xam nga lan moo tax parce que yàlla du jàppi nit ñi lu dul loo xamante ne alquran daf cee wax ju leer wala sunna wax ci wax ju leer loolu la yàlla di jàppe yàlla alquranam la wàcce yenent bi sallallahu alayhi wasallam la yónniwul keneen kooku lu mu màgg yàlla yónniwu ko lu mu màgg yàlla yónniwu ko yàlla kenn la yónni ci ñun mooy yenent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam képp ku fi indi leneen di wax ne nit ñi dañ ko war a def par force kooku li mu wax dañ koy teg mais yàlla li mu wax yenent bi sallallahu alayhi wasallam li mu wax loolu la amul loolu la moom la yàlla yónni kon ay waxam rek moom mooy wax ji nga xam ne comme niñ ko waxee te njaal benn ga ni imam Malik ci boppam rahimahullah moo ko toxaloon ne bépp wax dafa waxu borom xam-xam lu mu rëy
dañ koy nangu ba pare daneef na ko delloo ba mu des waxu boroom bàmmeel bii sallallahu alayhi wa sallam loolu leer waaw dégg nga na waaw mu ne ndax lan mu ne saxaaba yi ci seen bopp radiyallahu anhum saxaaba yi loolu lañ leen doon teg est-ce que ñun dinañ ñu teg ne dañoo war a jëfe loo xam ne saxaaba yi kenn tegu leen ko yanuwul maanaam non non mu ne nag waqaddir nattalal yaa axi yow sa mbokk nafsaka sa bopp annaka naka yow fii zamani saxaabat yaa ngi ci jamonoy saxaaba yi radiyallahu anhum waaw wa qabla ak lu jiitu qabla la baala wa qabla ak lu jiitu wujud amuk jami al mazahib yi mboolem mazhab yi hal ndax kaana nekk na alxaqu dëgg ya buur yàlla taala aji kawe ji miy dëgg yu aaxizuka dana la jàppe illaa ludul bi mu xaalafati ci wuute gi ngay wuuteeg maa laala li nga xamante ne farraxat leeral na ci wax ko bi ci biral ko bi ci moom ash-shari'atu sharia bi wa kadhalika ni ki noonu nag alqawlu wax jooja nag al aana mooy nekk nii ba tey maanaam mooy intaha fi la wax ji yam wax ju am solo la mooy nattaleel sa bopp jëlal sa bopp nga ne imaginons que ma nekkoon jamono saxaaba yi radiyallahu avant benn mazhab di am avant imam Abu Hanifa di exister avant imaamu Malik di exister ak ñeneen ñi seen ginnaaw Shafi'i imam Ahmad ak ñeneen rahmatullah al jami' avant ñooñu ñuy exister maa ngi dund ci jamonoy saxaaba yi radiyallahu anhum lan la ma yàlla wax ne loolu laa war a def loolu ba tey jii loolu la ma yàlla teg kat teguma lu mu tegul woon saxaaba yi teguma la teguma loolu très important très important waaw benn diine ji la yàlla teguma xam nga ni lan ngay wax ci ku gëmul sëriñ diw nangam ku toppul sëriñ diw nangam ku duggul tarixa sàngam nangam Allahu akbar Cheikh Omar radiyallahu anhu ne na qultu ma ne wa iyyaka maa ngi lay moytandikuloo nag antaf xama ci nga dégge maanaam nga comprendre mimma ci li nga xamante ne taqaddama jiitu na an ne naka man kat am na maa ngi lay xañ maa ngi lay tere minat mazhabi ci jàppee mazhab benn bil mazahib bi ci mazhab yi maa ngi lay moytandikuloo nga jàpp nga bëgg nga yaakaar ne ngay comprendre ne dama laa bëgg a wax ne la bul am mazhab Allahu akbar parce que wax ju mu wax avant waaw il faut que mu leeral wax ci pour nga mën a def discernement voilà loolu rek la waaw mais daf la bëgg loolu moo tax dina leeral li mu bëgg a wax depuis boobu ba léegi li mu fi wax yépp lan moo tax muy wax te it alhamdulilah moom lañ doon leeral tamit moo tax ñu doon taxaw tout le temps ci chaque expression waa ji di ko tuuti de voilà parce que chapitre bi ak chapitre bi ko jiitu ak chapitre ñaari chapitre yi di ñëw insha allah yoon bi ñu ci jël bokkul ak yoon bi ñu jëloon avant yeneen chapitre yi non bokkul parce que bii dañuy taxaw di leeral di ci parce que daf ko laaj parce que c'est dafa spécial voilà loolu moo tax je comprends pourquoi nga jàngale ko woon daayira voilà dafa spécial moo tax donc maanaam mu ne la maa ngi bañ nga comprendre ni dal ci lii ma la bëgg wax ni dama laa bëgg wax bul am mazhab déedéet mu ne woo man képp koo xam ne fahima da ngaa dégg maanaam da ngaa comprendre zalika ci loolu min kalaamina ci suñu wax wi haada bii faqat dëgg-dëgg naa daa woote na ala nafsi yi ci kaw boppam bil jahli ci réer wa qillatil fahmi ak néew dégg-dégg ala ru'usil ashadi ci kanamu nag maanaam ñi nga xam ne ñoom ñooy ñey seede ñépp nag waaw ku comprendre loolu à travers suñu wax yi ñu wax boobu ba léegi loolu mooy yow taxaw nga ci kanamu nit ñépp ne leen kaay leen man ndekete dama riir xamuma dara ndekete man mënuma sax am compréhension wër bal li fi nekk innama li am ba des mooy léegi nag ñu ngi wax objectif bi manaanaa dañuy tere iddia woote woo wujubu warug ittiba a topp ba'daha lenn ci mazhab bi duna ba'dan bàyyi leneen li loolu lañ wax maanaam ñun li ñuy tere mooy nga taxaw nga ne obligatoirement ñëpp dañoo war a nekk maliki loolu la ñuy tere. loolu la lay tere loo. waaw waaye nit day am mazhab. waaw kay day leer. voilà mazhab foog nga am ko. waaw kay voilà. waaw maanaam parce que soo ko amul en fait doo mën a fonctionner. doo mën a fonctionner ah. mazhab mooy. école ngir école. école. maanaam boo xamante ne il faut nga ciy dellu.
pour sa mbiru diine yi nga mën ko comprendre d'une manière bu baax ba pare tam mu ànd ak logique. C'est une école de droit sunnite et chaque école a son mode de fonctionnement voilà. mooy Shafi'i Maliki. waaw kay. dégg nga. bismillah. mu ne waaw loolu la ñuy tere. mu ne wow mi na ta'assub li ñuy tere tamit moom mooy parloo biha ci benn mazhab al mujma bi nga xamante ne mboolem borom xoxo bi dëppoo nañu ala hurmatihi ci xaraamam maanaam parloo ci mazhab bi te mboolem borom xoxo bi dëppoo nañu ci la xaraam dégg nga wa min al inkaari bokk li ñuy tere tamit moom mooy di diingeet ala man ci képp koo xam ne sawa dafa yemale baynal mazahib yi diggante mazhab al a'immati imam yi moom daf leen a yemale ne ñoom ñëpp nit ñu baax lañ maa ànd ak ne an na taswiyata ne yemale baynaha seen diggante bi i'tiqaadi ci fas ci sa xol annaha nekkat moom kulluha yëpp ala hudan ñu ngi ci kaw njub wax sawaabin ak maanaam ci lu wér lañu tegu ci dëgg waajibun loolu lu war la ala kulli mu'minin ci képp koo xam ne gëm na yàlla ku góor wa mu'minatin aji gëm ju jigéen bi bokk na tamit li ñuy tere wa minal inkaar bokk na ci li ñuy tere moom mooy di diingat ala man ci képp koo xam ne yaamalu day jëfee bi jami'i shariati ci mboolem shariat al muhammadiyya gay ko jóg yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam allati bi nga xam ne dawwana duwwi na moom lañu bindee taalifee fiihaa ci moom mazhabu al aymat imam al arbaati ay ñeent abu hanifa malik ibn anas shafii ak ahmad ibn hanbal rahmatullah alayhi li ilmi ndax xam gi mu xam ne am na li lu wër bu wër mooy minal ahadis bokk am na ci ay xadis yoo xam ne saxiixan yu wér lañ maa yoo xam ne lam yabluxu jotewut waahidun kenn minal aymat ci imam yi am na ay xadis yu wér yoo xamante ne imam yi li ñu màgg pourtant gisuñu ko law balaxaxoo su ko jote woon la xaala bi ci doon na ko wax maanaam doon na ne xadis bi kat na dama bëgg ñu jëfe ko waa an na te li ma bëgg te wa an na te it li wér boor mooy allah bur yàlla amara dafa digle bi ci ñu jëfe xadis boobu su ma topp nag jumiat dajale nañ baadaxoo ginnaawam moom xadis yi maanaam parce que imam yooyu bi ñuy seen époque dajalee guñu woon xadis yi comme nii moo tax ñoom ñëpp nga gis ñoom ñeent ñi ñoom ñëpp ñoo mag ñoom Bukhari ñoo mag ñoom Muslim ñoo mag ñoom Abu Dawud at-Tirmidhi Nasa'i Ibn Majah day voilà seen élève lañ wala seen élève ñoom dajalee guñu woon xadis yi comme niñ ko amee ñun nii wa annatale moo tax c'est possible am lu leen réer ci xadis donte c'est rare bariwul mais mën na ne wa annatale wër mooy aimata imam yi indal muxtiati ci faf loo xamante ne def na fa mën a juume yusibuuna danañ am dëgg wa yaxtawuna te danañu juum wa annatale wër mooy al musibu kii am dëgg fii kulli nazilatin ci wàccuwaay wu ne waaxidun kenn lay doon wa annahu te kat waajoj ghayra muayyan du ku ñu ràññeetle ne kii obligatoirement chaque question moo ci am dëgg bal li fi nekk yusibu dana am dëgg fii waaqi'atin ci wàccuwaay ci xew-xew waahidatin bayani benn wa fii uxra beneen xew-xew ghayruhu keneen am dëgg waaye wa amma daal nag indal musibati ga foo xamante ne nag moom ñëpp dañuy am dëgg musiba moom mu bindul loolu waaw fa kulluhum ñoom ñëpp musibuna dañuy am dëgg maanaam li mu ci namm mooy léeg-léeg imam ñëw am xadis boo xamante ne moom gisu ko démb rek man ak Yaxya ñu ngi ci doon waxtaan fekk ñu doon waxtaan effectivement voilà bañ ne dafa ñëw daf ma laaj ne ma mais jigéen muy julli ak ay moroomu jigéenam ndax mën nañu kenn mën na jiite ci ñoom suñu mazhab lan la ci wax maanaam Maliki yi ma ni ko
waaw dañ ne de ci li gën a siiw mooy mënta ne mu ne ma yow avis boobu nga yor ma ne ko déedéet mu ne ma man tamit mu ne ma mais parce que Sayyidatuna Aïcha radiyallahu anha c'est pas possible muy def lu noonu quoi parce que doon na jiite jigéen ñi mën ko Yaxya xadiis yi wér nañ ci loolu ci ne jigéen mën na jiite moroomu jigéenam dañuy taxaw ci même sàppe bi loolu xadiis yi wér nañ ci te loolu mooy mazhab Shafi'i ak Hanabila rahmatullahi alayhim mais du comme ñun kenn taxaw ci kanam ñeneen ñi topp. déedéet ñoom ci même allée bi la ñuy nekk. ci même allée bi mais kenn ki moom mooy jiite ñeneen. waaw kay. d'accord. léegi mu ne ma mais li mu comprendrewul mooy man ko c'est vrai que am na nag ci suñu mazhab ñoo xamante ne dañ ne loolu mën naa ne mais avis bi gën a siiw ndax cause yi ma la waxoon problème mooy voilà ni ñuy toftalee ni ñuy jëlee avis yi ci mazhab moo tax man ko mais. dëgg xadis bi wér na ci moom xadis yi moom wér nañ ci léegi mu ne ma moom li mu comprendre lu tamit mooy le fait que léeg-léeg mazhab bi day moom daf ciy gis daal yenn yoo xamante ne te pourtant xadis yi ñu ngi fi mais parfois te day leer daal ci question boobu te parfois duñ ko jëfe man ko wax c'est parce que parfois tamit li koy waral mooy léeg-léeg day fekk ne xadis yooyu waa Madina duñ ko solo man ko par exemple seetlu naa ne xadis yi wax masalan ci masx alal xuffayni maanaam boo yore say xuf nga masaa ci kaw man ko bi ma ko xoolee xadis yooyu dama gis ne xadis yi bu ñu jëmee ci wàllu baax na xadis yi bu ñu jëmee ci lépp loo xamante ne dafa aju ci massage xuff ci teewaay pas ci maanaam wala boog ci tukki yooyu xadis moom siiw nañu ba pare waa Madina solo nañ leen waaye bu fekkente ne ci teew la ak tamit bu fekkente ne masalan ci ay kawas la wala yu mel noonu yooyu boo xoolee isnaad yi bi ma xoolee jéem a xool isnaad yi dama gis ne xadis yooyu yëpp waa Madina solo wuñ leen waa Basara ñoo leen solo ak waa Kufa donc ce qui fait que c'est possible que imam Malik rahimahullah bañ ko xam que mën nga masa boo nekkee ci dëkk bi parce que imam Malik xataa loolu da ko doon bañ moom mais waa mazhab bi ñoom nangu nañ ko sauf que wutal luñ ko limite bon loolu ala kulli xaal par exemple tey boo xoolee tamit xadis bi wax ci ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam man nii daan taq ci yéreem ba wow yaay Aysa radiyallahu anha ne dama ko daan dindi rek dama ko daan xoos ak yu mel noonu par exemple dama gis ne xadis yi ko wax boo leen seetloo isnaad yi waa Irak ñoo ko solo maanaam waa Madina solo wuñ xadis yooyu ànd ak yaay Aysa radiyallahu anha mi ngi woon Madina mais comme dafa amoon ñu bari ñu daan ñëw et cetera donc ce qui fait que c'est normal parfois yenn vision yi ci yenn mazhab yi et vice versa te loolu bu dee dal waa Madina ce qui veut dire que mën na dal ñeneen ñu dul waa Madina yàlla ku màgg la bu dee dal waa Madina c'est waa Madina la mën a dal loolu fi nga xam ne foofu moo nekkoon centre bu mag bi lan ngay xalaat ci foofu boo génnee Madina wàllu boobu noonu man yi boobu nga wax waaw loolu soo ko génnelee te maanaam yow defoo ko exprès yooyu day jar nga sanguwaat doo sangu de da ngay sangu farata kay waaw saa yu génnee ci génn goo xamante ne anamu wér la ba pare muy jañu am bànneex buy génne kooku moom da ngay sangu farata soo ko deful exprès mais exprès nga ñaak exprès bi amu ci solo li ci am solo mooy mu génn ci dañ par contre nag bu dee feebar moo tax ak yu mel noonu waaw loolu mën na bañ a doo sangu farata mais su dul feebar mooy mais dangaa wér péng mu génn noonu da ngay sangu farata d'accord
parce que maa ngi dégg am na fu ma dégg ñu ne bu la dalee te fekk ne yow tayoo ko yooyu. mën nga bañ a sangu lan mooy tayoo ko. defoo ko exprès. mooy lan. mooy dafa tëb rek génn noonu. non mais suy génn. fokk mu ànd ak bànneex day ànd ak bànneex wala. non pas mu bañ a ànd ak bànneex. du ànd ak bànneex. non du ànd ak bànneex. kon xanaa du man yu. ndox bu di tax. waaw c'est que kon il faut nga xàmmee diggante man yu ak mas yu ak wadd yu ñett yooyu foog nga xàmmee leen. bon loolu nag fii nii yaatal ko fii du. waaw du place bi mais insha allah voilà après voilà ala kulli haal mais foog nga xàmmee leen. voilà donc voilà. ok léegi par exemple maanaam yooyu ay affaire la yoo xamante ne ay exemple yu bare am nañ ci maanaam ci googu wàllu daal. maanaam yoo xamante ne ñoom ñooy indi ñooy def le fait que yenn imaam yi duñu gis yenn xadiis yi et cetera loolu moom boo ko doon topp lu bare la waaw loolu soo ko dee topp moom lu bare la waaw xoolal comme tey par exemple bon ala kulli xaal léegi nag exemple yi nga joxe vraiment doy nañ voilà doy nañ fi leer voilà waaw pour ñu xam ne que waaw imam yëpp waaw mun nañu dund voilà génn àdduna rahmatullahi alayhi te duñu gis yenn xadis yoo xam ne voilà nii c'est sûr que saxiix la xadis voilà wóor nañu voilà loolu moom c'est voilà moo tax tamit boo ko xoolee ci mazhab bi affaire yi différent voilà nga expliqué voilà loolu leer na waaw alhamdulilah kon wax waaw léegi nag mu des tamit beneen affaire waaw mooy mu ne ñoom bu ñu gisoon xadis yooyu konontoon doon nañ ko appliquer ba pare dinañ wax ne yàlla lii la bëgg ñu def ko waaw loolu tam beneen affaire la mu ne nag te li ñu war a xam mooy imam yi su fekkente ne question bi day am ñu ci am dëgg am ñu ci amul dëgg da ngay xam ne question bi su dee jar loolu la parce que am na yoo xam ne moom foog maanaam loolu mooy xilaaf boo xam ne wuute boo xam ne tadaad la mooy xilaafu mooy lan mooy loo xamante ne manuloo c'est pas possible ñoom ñaari ab yi am ci yu dëgg kii ne la faatiha bi obligatoire na ci julli ki ci des ne la obligatoire il faut mu am bu ci nekk dëgg loolu moom maanaam kooku il faut ñu xam ko munoo fee nekk naan ñaar yëpp dëgg la déedéet am na ku ci jur mais li nga waxoon moo ci nekk mooy kuy def effort d'interprétation ijtihad voilà nga am dëgg voilà dañ lay fay ñaari yoon voilà ku def effort d'interprétation def nga effort bi te amul dëgg dañ lay fay benn yoon ok wax nañ ko ci voilà mais ñoom ñëpp kenn amu ci bàkkaar kon ñoom ñëpp jàpp nañu musibuna buñ nee musibuna jàpp nañu jam nañu dëgg gi mooy ci pay mais dëgg gi nga xam ne mooy àtte bi yàlla bëggoon nit ñi di ko def kooku nag moom ci question boobu kenn moo ko ci am te yàlla pour firi loolu voilà te yàlla waxul kan la ci ñoom yàlla waxuñu kan la mbir mi lu mu nuru ne dëgg gi ñii la àndal mbir mi ihtimal daf ci am mooy ab possibilité daf ci am dégg nga waaw léegi bu fekkente ne nag mbir mi nag moom dañ ci am dëgg rek boobaa waa ñoom ñëpp am nañ dëgg jàpp nañ dëgg gi loolu la wax fii mu ne nag wa ayu faidatin ban njariñ baqiyat mooy des li taassubi ci ñeel parparloo wal inkaar ak di ngeen nag ginnaaw bi ñu xamee li lépp faqat dëgg-dëgg zakara tudd na acheikh sëriñ ba Abdul Wahhab ash-Sha'rani radiyallahu ta'ala anhu fil uhud al-muhammadiyya ànd li wér wóor mooy sayidi sama sang ba aliyan al-Xawaas radiyallahu na gërëm allah buur yàlla taala ji kaw jaanu ci moom qaala dafa wax ne wa kullu man képp koo xamante ne lam yablugh jotewut martabata tabaxuri martabay géeju fi ulumi shariati ci xam-xamu sharia yi wa ma'rifati ak xam adillatul mazahib yi dalil yi nga xam ne moom la mazahib yi di amee maanaam seen tegtal fa min lazimi bokk na ca la muy àndal
mooy al wuqu rot fi tadayyuni ci diine woo bil aara yi ci ay gis-gis allati yi nga xam ne laa yakaadu du xaw a sax yashhadu di seede bi haa ci moom kitaabun téere yàlla wala sunnatu du caagin sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam képp koo xamante ne du ngéeju ci xam-xamu sharia yi ak di xam mazhab yi fan lañu teg seen ay wax ci dalil kooku souvent ay gis-gisu nit lay topp souvent day topp ay gis-gis yoo xam ne maanaam amul ay alquran bu koy tegtale amul hadith yenente bi sallallahu alayhi wasallam bu koy tegtale kooku moom loolu moom kooku moom du munu cee mucc wala du ci xaw a mucc moo tax mu ne la kon nag fata ba xar ngéejul yaa axi yow sama mbokk fii ulumi shariati ci xam-xamu sharia yi wa kutubu shurahiha ak téere yi nga xam ne ñoom ñoo leen di shara ñoo leen di leeral ñoo leen di commenter wax fas te na nga mokkal maqalaatihim seeni wax xatta takuna mbete nga nekk aarifan dig aji xam bi jami al mazhab yi ci mboolem mazhab yi defal loolu waaw bu noonu consommation ñu mazhab maliki rek la ñuy jàng déedéet jàngal mazhab yëpp seeni dalil fan lañ teg wuute yi lan moo tax ñu wuute question yi pourquoi ñu diverger ci question bi est-ce que dañoo bokkul fi ñu tegtaloo wala ñoo bokk fi ñu tegtaloo et cetera étude comparative boobu voilà boo bëggee am xam-xam dëgg-dëgg noonu ngay jàngee loolu la wax ni ngay jël téere yi nga xam ne ñoom ñooy commentaire soit seen mutuun yi mooy texte yi ñu bind ci seen mazhab bi wala boog hadith yi wala boog ay hadith téere alquran yi fii nag par exemple mën nañ fee def benn parenthèse insha allahu taala pour gën a pour mën a xëy na dimbali ko ba pare mën a dimbali ci wàllu googu noonu boroom xam-xam yi rahmatullah seen mboolem mazhab yi dafa am ay téere yoo xam ne ñooy nekk téere référence yi yoo xamante ne téere référence yooyu noonu ñoom moom ngay mën a xam moom ngay boo bëggee xam mazhab bi dëgg ak li nga xam ne moo ci aju il faut nga maanaam dellu ci téere yooyu te bul doyloo comme li mu waxoon ci ay toxal nañu ne Shafi'i nii nañ wala Maliki wax nañu wala Hanafi wax nañu rahmatullah alayhim comme ni nga xamante ne loolu moo xew ci lu ëpp ci waa jamono ji wala boog ñu leen jiitu tuuti wala et cetera nga xamante ne dañ naan par exemple man gëstu naa masala bi de fond en comble fekk Fathul Bari rek lañ liir léegi li wala boog masala bi dëpp gëstu naa ko de fond en comble fekk Tamhid bu Ibn Abdul Barr rek lañ liir rahimahullah wala Tafsirul Qurtubi rek lañ liir wala yu mel noonu ñu ne gëstu nañ masala bi gëstu wuñu masala bala nga koo mën a gëstu mooy da ngay dem ci mazhab bu ne seen téere référence yi ak seen sharh yu yaatu yi ñu leerale ak yi nga xamante ne dañ ciy tontonteeg ñeneen ñi nga xool seeni masala nga xool seeni dalil ñoom nga xool lañu wax nga xool nga mën cee tegtaloo mais tey boo ñëwee daal di utiliser Fathul Bari kese wala nga dem jël sharh bu Nawawi bi bu Sahih Muslim bi kese rahimahullah wala nga jël benn téere ci téere yooyu nga xam ne ñooy yaatal rek ñooy shara yooyu noonu rek nga daal di koy utiliser daal ne wala nga dem ci al-Mughni wala nga dem ci al-Majmu' ak kese nga yem ci yooyu nga ne man gëstu naa masala bi de fond en comble non gëstu wuloo ko masala bala nga koo gëstu de fond en comble da ngay dellu kon ci téere mazhab bi yu ne ci kaw loolu kon téere mazhab bu ne dafa am ay téere yoo xamante ne ñooy téere référence yi par exemple tey boo jëlee mazhab Hanafi rahmatullah bu dee alquranul karim par exemple nga bëgg a dem parce que loolu la comme alquran la ak sunna yeneen sallallahu boo demee ci kitaabu ahkaamul quran bu al-Jassas rahimahullah kooku téere référence la ci Hanafi yi rahmatullah alayhim ci aaya alquran yi nan lañ ciy tegtaloo ñoom Hanafi yi rahmatullah alayhim pour génne atte yi boo demee ci bu fekkente ne seen téere yi nga xamante ne téere fiqh yi la maanaam yi nga xamante ne ñoom ñooy shara hadith yi ñooy téere yi nga xam ne ñoom ñooy téere shara hadith yi dëgg par exemple téere référence yi mooy lu demee nekk i'la'u sunan wala boog surtout umdatul qari bu Badruddin al-Ayni rahimahullah yooyu ay téere lañ yoo xamante ne téere référence lañ
ci yuy sharh hadith yi boo demee par exemple ci téere yi nga xamante ne ñoom ñooy mutuun yi par exemple mukhtasarul qaduri wala an-nihaya wala al bidaya tamit am na ak tamit maanaam durrul muxtaar surtout yooyu ñoom yi nga xam ne sharh yi ci am la maanaam parce que mukhtasar al qaduri moom la ñuy wax al kitab ci ñoom maanaam loolu mooy seen téere bi léegi nag am na al bidaya ak wala fathul qadir bu fekkente ne shara yi nag na fathul qadir bu ibnul hammam ak par exemple téere bi nga xamante ne moom mooy durrul muxtaar bi ma la wax sànq ak raddul muxtaar ila durrul muxtaar bu ibnu abidin moom mooy xaatimat maanaam moom mooy ki nga xamante ne moom mooy xaatimatul muhaqqiqin maanaam moom moo tëj ñi nga xam ne ñoom ñooy def tahqiq ci mazhab xanafi rahmatullah alayhim maanaam ñoom yooyu ngay dellu voilà par exemple bokk na ci seen sharh yi tamit bon sharh yu bu bees la mais bu am solo la Fathul Mulhim sharh Sahih imam Muslim rahmatullah alayhi maanaam yooyu noonu ñooy delluwaay yi ci mazhab hanafi yi léegi tamit par exemple mën nga dellu tamit ci téere boo xamante ne téere imam kan Fathul Muslim Fathul Mulhim sharh Sahih Muslim kii la benn pakistanais la noonu la tudd al-Usmani Cheikh Ahmed al-Usmani noonu la tudd rahimahullah léegi niki noonu tey nga dem ci téere ñi nga xamante ne par exemple bokk na ci seen téere yi gën a am solo mooy téere Sarakhsi bi ñu doon wax keroog mooy al-Mabsut rahimahullah niki noonu boo demee ci ak Tuhfa am na Tuhfa bu as-Samarqandi rahimahullah tamit ci seen mutuun yi la bokk maanaam mooy comme ñun ni ñuy wax Laxdari ci ñun wala Risala wala Xalil yooyu voilà ci seen mutuun yi la bokk ci ñoom maanaam Tuhfat ak sarh bi nga xamante ne moom la ci imam al-Kasani def bu tudd Bara'i as-Sana'i boobu téere yi bokk na ci téere yi gën a am solo ci téere Hanafi rahmatullah alayhi maanaam ci gàttal yii daal mën nañ ne koo tënkee téere Hanafi rahmatullah boo bëggee gëstu mazhab Hanafi yi téere yii ngay delloo. mais seen téere principal bi. mooy Mukhtasarul Qaduri. waaw. bu imam al-Qaduri. voilà rahimahullah dégg nga léegi nga ñëw ci Maliki yi mazhab Maliki rahmatullah bu dee ci téere maanaam yi nga xamante ne ñoom ñooy référence alquran li aju ci aaya alquran yi xar ci àttee alquran yi da ngay dellu ci tafsir bu imam al-Qurtubi moom moo tudd al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an wala bu imam bu Ibn al-Arabi tamit nga ciy dellu amma bu fekkente ne sharh hadith yi la sharh yi ci gën a màgg yi ci gën a ràññeeku mooy sharh hadith yi nga xamante ne ñoom ñooy sharh Muwatta comme Tamhid ak al-Istizkar bu al imam al-Hafiz Ibn Abdul Barr rahimahullah wala boog nga dellu ci téere yi nga xamante ne ñoom ñooy yeneen sharh Muwatta yi comme bu al-Baji comme moom mooy al-Muntaqa bu imam al-Baji Abul Walid al-Baji rahimahullah wala boog téere bu téere nu mu tudd imam al-Baji al-Muntaqa waaw wala boog nga dellu ci téere Ibn al-Arabi yi nga xam ne ci la sharh Muwatta bu mel ne al-Qabas bu mu sharh Muwatta ak téere bi mu sharh tam sunan imam at-Tirmidhi rahimahullah bu mu tuddee Aaridatul Ahwazi sharh sunan imam at-Tirmidhi ak niki noonu tamit nga dellu ci téere kii Mu'lim bu al-Maziri ak li nga xamante ne moom la Qadi Iyad bind Qadi Iyad mi ngi tuddee téere bi Ikmalul Mu'lim sharh Sahih imam Muslim rahimahullah wala boo nga dellu ci al-Mufhim bu imam al-Qurtubi Abul Abbas al-Qurtubi mooy sëriñu al-Qurtubi bi borom tafsir bi boobu tamit sharh Sahih imam Muslim. yii ci xadis la. yii ci xadis yi la. xadis yi waaw nga dellu tamit ci téere bu mel ni bu Ibn Battal bi nga xam ne ci la sharh Sahih imam al-Bukhari rahimahullah sharh Sahih al-Bukhari bu Ibn Battal rahimahullah wala boo nga dellu tamit ci téere yi nga xam ne mooy bu imam az-Zarqani bi mu sharh Muwatta ak yu mel noonu maanaam principalement ñoom boo xoolee seen téere xadis yëpp sharh Muwatta la. sharh Muwatta ñoo ci ëpp. waaw mais sinon gis nga ni am na ay sharh Sahih al-Bukhari Sahih Muslim ñu ngi ci et cetera voilà ak sunan imam at-Tirmidhi rahmatullah alayhi léegi
ñooñu mooy téere xadiis yi xadis yi waaw. voilà léegi boo bëggee ama téere yi nga xamante ne nag ñoom ñooy téere yi nga mën a dellu mooy seen mutuuni ginnaaw Muwatta ak Mudawwana buñ doon wax keroog waaw ah da ngay dellu aussi ci maanaam principalement Mukhtasar Khalil la mooy référence bi Mukhtasar imam Khalil rahimahullah mooy référence bi ni ko noonu ak talqin bu ak Cheikh Abdul Wahhab al Baghdadi ak tamit bu kii qawanin al fiqhiyya bu ibn Jazzi ak et cetera rahmatullah alayhi ni ko noonu risala bu ibn Abi Zayd al Qayrawani rahimahullah yooyu ñuy téere référence yi voilà ni ki noonu léegi soo jugee ci téere yooyu léegi nag seen sharh yi nga xam ne bu as-Sa'idi bu ak bu al-Adawi buy nga xam ne moom la def ci Mukhtasar Khalil ak bi mu def ci risala bu Ibn Abi Zayd al-Qayrawani ni ki noonu sharh bi nga xamante ne ñoom ñooy bu imam al-Bunani ak Hashiyatul Bunani ak tamit li nga xamante ne moom mooy Hashiyat Cheikh Ahmad Zarruq bi mu def ci Sharhul Kabir bu imam Ibn ad-Dardir ñoom Ibn Arafa ñoom ñoo shara moom moo shara li nga xam ne moom Mukhtasar Khalil ak sharh surtout bi nga xam ne moom la al-Khattab def rahimahullahu taala mooy Mawahibul Jalil sharh Mukhtasar Khalil ak yeneen i téere yoo xamante ne téere yu mel noonu la nga xam ne sharh Mukhtasar Khalil lañ yooyu ay téere lañ yoo xamante ne ñooy téere référence yi nga xamante ne ñoom ñooy téere référence moom mazhab bi kon mazhab Maliki soo ko bëggee maîtriser en gros sharh Mukhtasar Khalil yi ngay jël yooyu maanaam yooyu ngay jël sauf que mazhab Maliki dafa am benn affaire bu mu problématique mooy li ñu doon wax ci keroog mooy problème bi mu am nga xamante ne yeneen mazhab yi amuñu ko mooy dañoo am problème mu delluwaay maanaam mooy nga wax ni daal di dalil bi mooy daa nga am ci alquran ak hadith yooyu doonu ñu mujj ñi préoccupé wuñ ci torop mais sinon. mais mu ngi ci téere yi. waaw mi ngi ci téere yu njëkk yi. mais yu mujj yi occupé wuñ ci moo tax comme liñ la wax sànq boo demoon par exemple moo tax loolu soo ko bëggee doo dem ci Shara Mukhtasar Khalil yi du loolu yooyu ngay dem mais da ngay jël Shara Mukhtasar Khalil yi nga xool ko nga yor ko mais aussi nga teg en parallèle téere yi nga xam ne moom mooy téere xadis yi ma la limal sànq. waaw téere sharh xadis yi ma la limal sànq. loolu bu boobaa di nga comprendre nan la Maliki yi di référé woo nan la ñuy tegtaloo dalil nan la ñuy seen sóobuwaayu dalil et cetera moo tax mooy mazhab bi gën a jafee jàng mooy mazhab Maliki mooy bi gën a jafee jàng waaw alhamdulillah ñoom mais léegi tey boo bëgg te par exemple Hanafi yi kii astaghfirullah Shafi'i yi wax voilà Shafi'i yi rahmatullah alayhim seen téere moom référence yi tafsir al-Qur'an bu dee tafsir al-Qur'an mooy ahkaamul Qur'an bu ash-Shafi'i yi ci jëm boppam rahimahullah ahkaamul Qur'an bu ash-Shafi'i yi moom ci jëm boppam rahimahullah niki noonu mën nga dem ci téere yi nga xamante ne ñoom ñooy téere xadiis yi maanaam da ngay seen delluwaay yi nga xam ne ñoom ñooy majeur yi mooy par exemple sharh bu an-Nawawi bi rahimahullah sharh kii la bu am solo ci seen delluwaay ak Fathul Bari bu imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah mi sharh Sahih imam al-Bukhari waaw parce que Fathul Bari moom dañ ci wax affaire yu garaaw bokk na ci téere yi nga bëgg dañ ci affaire yu garaaw dañuy dégg des fois nga cee xaagu Sahih imam al-Bukhari kon imam Hajar al-Asqalani rahmatullahi alayhi moom Shafi'i la woon. waaw Shafi'i la. Shafi'i lañ ko. J'ai l'impression que boo xoolee ci masam bi yëpp ñoo kii mais ñoom Shafi'i. waaw Shafi'i ñoo gën a ràññeeku. waaw gars yi gi may Shafi'i la jàpp. waaw léegi par exemple mën nga jël maanaam téere boobu noonu téere yooyu noonu. waaw sharh yi ñoom ñoo yi ci gën a ràññeeku. am na yeneen moom ci lan la ko def. kan ci Sahih Muslim. Sahih Muslim la. waaw dégg nga. rahimahullah waaw voilà. sinon am na tamit Ma'alimu Sunan. waaw bu sharh Sunan imam Abu Dawud la. bu imam al-Khattabi Abu Sulayman al-Khattabi rahimahullah ak yeneen maanaam yooyu yëpp bon ñii tamit dañuy def en même temps fiqh comparatif daal
fiqhul muqaarana dañ ko tuddee. waaw voilà waaw. léegi par exemple yii bopp mais bu fekkente ne téere yi nag mooy matnu Abu Shujaa matnu kii al-Muhazzab bu Abu Ishaq ash-Shirazi ñooñu noonu ak al-Minhaj bu imam an-Nawawi al-Wasit bu imam al-Ghazali yooyu ñoom ñooy téere référence yi. Minhaj. voilà léegi voilà matnu Abu Shujaa waaw al-Minhaj bu an-Nawawi waaw. al-Wasit bu imam al-Ghazali waaw al-Wasit bu imam al-Ghazali ak téere bi ci des al-Muhazzab bu imam Abu Ishaq al-Shirazi léegi nag seen téere yi bu maintenant yi nga xam ne nag ñooy delluwaay yi dëgg nag ci fiqh Shafi'i mooy téere Nawawi yi la rahimahullah mooy téere bu mel ne al-Majmu' moom mooy delluwaay vraiment delluwaayu bi mag mooy al-Majmu' wala ar-Rawda am na tamit rawdatu taalibina bu imam an-Nawawi bind rahimahullah d'ailleurs sax moo gën a nekk référentiel rawdatu taalibina nit ki noonu ñoom pratiquement ci fiqh waaw imam an-Nawawi non an-Nawawi parce que moo mujj ci ñi mag moo seggat mazhab bi dëgëralaat ko masha Allah waaw rahimahullah waaw dégg nga man moo tamit ñu koy tudd bëri waaw al-Majmu' waaw téere de référence la moo tax waaw c'est que téere de référence la moo tax léegi waaw léegi pare nga ci Shafi'i waaw Shafi'i loolu loolu daal maanaam boo bëggee dellu ci mazhab Shafi'i d'une manière générale am na yeneen mais yi d'une manière générale yii la léegi boo bëggee nag am Hanabila yi rahmatullah alayhim Hanabila yi nag tafsirul Qur'an bu spécial bu Hanabila yi moom xawma ko mais xam naa ni par exemple boo bëggee seen téere al insaf bu imam al-Mawardi rahimahullah téere la bu yaatoo yaatu boo xamante ne lu rëy al-Mawardi rahimahullah niki noonu musnadu imam Ahmad ibn Hanbal musnad bi ci topp jëmmi boppam voilà bokk na ci tamit téere référence yi nga xamante ne ñoom ñooy téere référence ñoom ci xadis waaw ci xadis la mooy seen téere référence voilà moom laa lay wax ni mooy musnad bi waaw amma bu Shafi'i fàtt naa la wax al umm mooy téere référence xadis bu bu imam al-Shafi'i ci jëmmi boppam rahimahullah voilà léegi tamit comme niki noonu téere yi nga xam ne moom la imam Ibnu Qudama bind imam Ibnu Qudama al-Maqdisi maanaam Hanbali yi la ci laa nekkat yooyu ñoom ñooy téere référence yi ci livre yi waaw de manière générale bind na al-Muqni' waaw bind na al-Umdatu fil fiqh ak al-Muqni' d'ailleurs al-Muqni' boobu moom la imam al-Hajjuji bind jël résumé waat ko ba pare am yu mu ci soppi tuddee ko Zaadul Mustaqni' sharh yi nga xam ne nag moom lañ sharh téere yooyu ñoom ñooy téere référence yi tamit ci mazhab bi niki noonu al-Mughni moom téere bu mag d'ailleurs al-Mughni daf cee sharh téere bu ñuy wax Mukhtasar al-Khuraqi téere référence la tam ci mazhab Hanbali yi Mukhtasar al-Khuraqi téere bi moom mii ci boppam pourtant 50 jours yi mu gis Cheikh Abdul Qadir al-Jilani radiyallahu anhu ci 50 jours yooyu ci la ko jàngee ci moom jël ko sharh ko al-Khuraqi waaw imam Ibnu Qudama al-Maqdisi rahimahullah imam al-Maqdisi waaw Ibnu Qudama moom doomu tàntay Abdul Ghani al-Maqdisi la Cheikh al-Hafiz Abdul Ghani ñoom ñaar xafaas la ñoom Hafiz Abdul Ghani moo bind Umdatul Ahkam ñoom ñaar nag ñoo nekk doon ci Sayyid Abdul Qadir Jilani radiyallahu anhu al-Maqdisi Mukhtasar al-Khuraqi voilà waaw yii nii voilà téere yii nii ñooy téere référence voilà yi nga xamante ne ñoom ñooy téere référence te maanaam ci gàttal daal
yii daal moom laa teewlu nii rek biir seen yi ci téere yaa ngi ci biir téere yi. waaw yu ci bari ñu ngi fi waaw am na yu ci bari yu ci nekk am na yeneen yoo xam ne yoruma leen ci këyit nii mais yor naa leen ci voilà mais li ci ëpp moom ñu ngi yor naa leen moom alhamdulilah macha allah en tout cas ci li nga lim daal gis naa ne que Maliki yi ak Shafi'i yi ñoo pay téere ñoo ay référence ay référence non peut-être pas c'est que peut-être Maliki yi laa gën a xam c'est normal Hanafi Ibn Janjas al-Jassas waaw al-Jassas waaw bon léegi kon ñu dellu si waat ci li mu doon wax waaw kooku résumé la woon pour xëy na mu am njariñ waaw am na ci solo de masha Allah waaw dégg nga kon mu ne waaw mu ne kon wax d'ailleurs am na ci téere xadiis yi ba tey ci Hanbali yi rahmatullah alayhim am na téere bu Majd ibnu Taymiyya waaw moom lañu am Majd ibnu Taymiyya moom la ñu tuddee Muntaqal Axbaar moom la imam Ash-Shawkani rahimahullah sharh tuddee ko Naylul Awtaar nga ni téere Ibn Taymiyya nu tudd du Ibn Taymiyya bu siiw bi de maamam waaw da ngay préciser voilà man laa jàpp waaw loolu laa la moo tax ma ne am Majd Ibn Taymiyya waaw voilà maamam la en fait papaam la waaw ayul mooy maam voilà waaw nga ni téere non grand-père am la rek son grand-père waaw voilà léegi nu mu tudd téere bi Muntaqal Axbaar comme Bulughul Maram la mel ak Umdatul Ahkam sauf que moom moo leen gën a bëri moo gën a rëy mais Bulughul Maram moo ci gën a baax waaw kon baax na voilà léegi nag après am na yeneeni téere yu kii mais daal yii moom boo bëggee vraiment gis mazhab bu ne yii en général ci ngay dellu ak yenn ak sharh yeeg et cetera waaw léegi kon parce que Ibn Qudama rahimahullah al-Maqdisi rahimahullah moom moo segg mazhab Hanabila yi rahmatullah alayhi comme ni kii def fële Imam An-Nawawi comme ni Nawawi def fële ci Shafi'i yi comme ni Khalil def ci Maliki yi waaw rahmatullah alayhi ak ci Hanafi yi kii moo ko def Ibn Abidin mooy ki bindu Raddul Mukhtar ila Durrul Mukhtar waaw Durrul Mukhtar voilà ak Raddul Mukhtar Ibn Abidin voilà dégg nga waaw aywa kon ñu dellu si ci waaw mu ne kon fatabaxar géejul yaa axi yow sama mbokk fi ulumi shariati ci xam-xamu shariati wa kutubi ak téere shuraaxeexay ña ko shara wax faste na nga mokkal maqalaat yim seeni wax xattaa mbete takku na nga nekk arifan aji xam bi jami al mazhabi ci mboolem mazhabi li annaha ndax li wér bu wóor mooy bi ay nihaa ci jëmmi loolu hiyamu loolu majmu shariati moom mooy mboolem shariat al mutahharat ba daji sell ga ba daji laab ga wa rubbama bari na te dayyana boo xam ne dana diine woo muqalladun koo xamante ne muqalladun koo xam ne dafay tënku fii mazhabin ci mazhab bi qawli imaam yi ci waxu imaamam min tariqi ra'ayati ci wàllu gis-gis rek la fa sa xatte mu wér nag al ahadis hadise fii aaxarin ci beneen wax beneen wàll bi dëdd zalika ra'yi loo xamante ne dafa wuute googule gis-gis wa waqafa waaja moom taxaw ma mazhabihi ànd ak mazhabam fa faataxoo bu ko defee nag mu daal di koy faat mu daal di koy rëcc al amalu jëfe bil ahadis yi ci xadis as saxiixati yu wér yi fa axta bu ko defee mu daal di juum mu daal di lajj tariqa sunnati yoonu sunna bi dégg nga mu ne gis nga lii ma la wax ni soo mu ne la li mu la wax ni soo ko defee mooy nga géeju ci téere xadiis yi téere fiqh yi seen sharh yi tout ça nga géeju ci jàpp seeni wax ci mboolem mazhab yi loolu dana tax ba doo rëcc ba tey boo mu ne parce que dina la musal ci benn problème loo xam ne lu bari lu muy dal ñuy tënku ci benn mazhab rek lañ mooy seen imam gisee benn gis-gis ñoom ñu topp gis-gis googu kese bu ñu toppee gis-gis googu ndekete xadiis wér na ci masala boobu mais imaamam gisu ko woon ñoom ñu topp ko ci ci gis-gis googu bañ ko toppee ci gis-gis googu nag loola waral ci moom
maanaam doo munul jëfe li nga xamante ne maanaam jëfewul li nga xamante ne moom mooy sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam li wér ci xadis bi bu ko defee nag moom ngir dundam mu lajji yoonu sunna ngir loolu parce que dafa topp benn imam kese gis-gisam waaw gis-gis imam bi voilà fekk xadis wéroon na ci effectivement te mu xamoon ko xamu ko woon parce que moom ni mu jàngee la moo tax moom dafa ni mu tënkoo la dégg nga wax waaw dégg naa ko baax waaw fa qaala mu ne wa qawlu wax gi nga xam ne moom lay wax nag ba'dul muqalladina lenn ci ñi nga xam ne dañuy woomatu di tënku ci yenn masab naan lawlaa budul woon an na ra'ya imaam yi nag sa gis-gisu sama imam am na dalil maa qaala bi kon doonu ko woon wax mu ne ko maa qaala bi waaw doonu woon wax ci wax jooju bii ci wax jooju maanaam mu ne léeg-léeg nag nga gisul muqallid mooy koo xam ne day tënku ci waxu imaam yi noonu nga ni ko xadiis baa ngi nii affaire yi wér na mu leer dalil yi nga teg ko ni ñii fii lañ teg seen wax ñii fii lañ teg mais lii moo gën a dëgg affaire bi leer naa ngi mu naan la man daal sama imaam bu dul woon waxam am na fu mu tegu kon du ko wax mu ne loolu joxoo doon akuk lànk dëgg la wax suurun akuk wàññeekum xel la maa ànd ak ne am na li wér boor mooy naf sa imaam yi jëmmi imaamam moom xat dëgg-dëgg te barra a deñ na mi na ra'yi ci gis-gisu boppam wan na xaate tere woon na xayrahu keneen ku dul moom min atbaa'ihi ci ay toppeem alayhi ci loolu comme niñ ko gise woon imaam yi ba kenn ku ci nekk nee na hey bu xadiis yi wéree jëfe leen ko mooy sama mazhab boo leen gisee sama wax wuuteeg waxu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam jël leen sama wax ngeen dóor ko ci miir bi mais kon ñoom ñëpp loolu lañ wax kon taalibe yi ñoom jëfewuñu waxu imaam bi kon waaw kay loolu la la bëgg wax ne ci imaam bi la waaw kay loolu la wax nag Allahu akbar dégg nga intaha fa la wax jaam summa qaala topp mu wax ne wa kaana nekkoon na axi sama mbokk afdalu diin noonu la tuddoon yaqulu doon wax naan mahallal amal bërëbug jëfe bi ra'yil imaam yi ci gis-gisug imaam alladi bi nga xam ne laa ya'rafu xamuñu li qawlihi ñeel waxam ja sanadun ak tegtal ak dëgërluwaay sanad maanaam mooy fu mu tegtaloo wéeruwaay bu dëgër maa mooy iza lam yattale bu waaji gisul ala dalilin ci dalil yu xaalifuhu gu wuuteeg waxu imaam ba dégg nga wax di laa ilaha illa allah wax ju rëy te am solo ngi nii maanaam boo déggee ñu ne la mu ne place bi dagan ne ñu jëf nga jëfe waxu imam bi nga xam ne xamuloo fu mu teg waxam ci diine mooy su fekkente ne yow gisuloo dalil bu contre maanaam bu opposé ak waxu imam boobu mais soo gisee dalil bu opposé ak waxu imam boobu da ngay bàyyi waxu imam bi topp dalil bien sûr loolu la wax ni mooy logique quoi waaw kay mu ne foofu naa ko foofee yambaxi la yellooye la naa ñello ihsaanu zanni di rafet ak njort bi qawlihi ci waxam nag loolu moo tax nag dañoo war a rafet njort aussi ci waxu imam bi wa naqulu ñuy wax naan lawlaa bu fekkul woon ne annahu naka moom raa gis na li qawlihi ñeel waxam ci dalilan dalil ma qaalahu du ko wax foofu lay dagane maanaam kon dañ naan comme ñun gisuñu dalil boo xamante ne contre na waxu imam bi dañ naan kon imam bi xëy na waxam ji am na fu mu ko teg ci dalil bu dëgër mais boo gisee dalil bu contre waxu imam bi waaw kay boobaa da ngay jëfee dalil bi voilà ndax imam bi lu mu foor yeneen bi ko gën a foor sallallahu alayhi wasallam imaginer tegal sa bopp rek ci kanamu imam bi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam loolu ngay def tegal sa bopp par exemple man Maliki la ma teg sama bopp ci kanamu imaamu Malik ak yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ak imaamu Malik ma teg leen sama kanam yeneen bi sallallahu alayhi wasallam wax ma benn wax imaamu Malik wax ma wax ju wuuteeg loolu ban laay jëfe sallallahu alayhi wasallam kooku c'est une évidence l'objectif même de l'imam moom waxu yonent bi sallallahu alayhi wasallam la bëggoon topp waaw kay loolu moo nekkoon objectif premier waaw kay wax bi loolu la mu ne am maan daal mooy kanta isa talaata bu fekkente ne dangaa gis ala dalilin ci dalil nag falanaa kon ñeel nañu taqdimul amalu jiital ak jëfe bi ci dalil boobu ala qawli ci waxu al mujtahidina way maanaam borom ijtihaad bi maanaam imam yooyu isa kaana bu nekkee mislana suñu kem min ahli maanaam mel na ni ñun min ahli nazari bokk ci boroomu gis-gis ak saxiix yu wér maanaam loolu tamit ki ko man mooy kiñ la waxoon mooy nga xam ne dafa jàngee noonu mais ku jàngeewul noonu xamewul noonu mënul topp dalil kooku moom voilà dégg nga mu ne wa yaxmilu bu ko defee mu yan zalikal imam googu imam
waxam jooju mu yan ko ala annahu ne kat moom dafa fekk ne lam yazfar dafa tuuful dafa màngewul bi zalika dalil ci boobu la dalil intaha fi la wax jéem dafa fekk ne imam boobu gisul dalil bi su gisoon dalil bi dina ko jëfe mais daf ko gisul moo tax effectivement mu waxee noonu comme ni nga xamante ne moom la imam Ahmad ibn Hanbal waxoon la mu ne imam Malik mu ne rahimallahu Malik mu ne la'allahu lam yaftali ala hadith abi Rafi' rahimahullah radiyallahu anhu maanaam fekk imam Malik rahimahullah dañu wax ne am xar xam nga tey boo rëbbee bismillah nga rëbb sànni xeej bi mu jam ki ngay rëbb mën nga ko bu ko jamee mu tuur deret li Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ma anhara dama wa zikra rasulullahi alayhi fakuluhu maanaam fekk deret ji tuuru na te ñu tudd ci turu yàlla lekk leen léegi mu def loolu léegi nag imam Malik nag léegi Abu Rafi' radiyallahu anhu dafa jële ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne mu ne dafa am benn xar moo xamante ne fekk xar mi dañoo dem di ko jàpp pour rendi ko xar may daw di daw benn waaye ne bismillah sànni ko xeej rek mu jam ko xar ba dee parce que xam nga rëbb ki ñu koy def mooy koo xam ne dafa sauvage rëbb kenn du ko def pour domestique ay xar bëy nag gëléem kenn du leen rëbb ay kéwal la ñuy rëbb ay lëg ñoo ne noonu la ñuy rëbb mooy ñi nga xam ne dañu ne ci àll bi léegi nag problème bi fi mu ne mooy est-ce que xar mi nga xam ne moo ne ci kër gi masal bi loolu la mooy xar mi ne ci kër gi bu dee def jëfi waa àll ba nga xam ne mënoo koo kii mu am jikko ju sauvage rebelle wu noonu kii est-ce que dañuy pratiquer ci moom li ñuy pratiquer ak tey keneen ci sa àll ba Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne waaw bu defee lii def leen ko noonu ngeen wax bismillah bu deret di tuuroo rek baax na te ngeen wax bismillah baax na mooy su dee daw loolu ci condition boobu la imam Malik nag rahimahullah dañu déedéet du dagan parce que moom animal domestique la moo tax imam Malik loolu la wax imam Ahmad rahimahullah bi mu déggee wax ji daf ne yàlla na yàlla yërëm Malik dama fekk nag peut-être xadiisu Abu Rafi boobu la imam Malik gisul Allahu akbar bu ko gisoon ok kon doon na ko jëg avion dina changer ok tout de suite comme li daloon Ibnu Wahb ak imam Malik rahimahullah Ibnu Wahb rahimahullah nee na dama daan gis imam Malik rahimahullah bu ma ko laajee buñ ko laajaan ne ko ndax bu ñuy jàpp dañuy xàll suñu baaraam yi loxo yi mu ne déedéet kenn du ko def mu ne ba benn jour ma ñëw indil ko xadis bi wan ko mu ne ma xadis bi de wér na après nag nee na ci ginnaaw bi saa yu ko laajaatee ma gis mu naan waaw kay dañ koy xàll kay mooy voilà ba mu gisee xadis bu wéral mbir boobu rek acca maanaam kon loolu tamit moom mooy doxalin bu baax bi mu ne summa qaala topp nag mu ne moom imam Ash-Sha'rani ba tey radiyallahu anhu mu ne wa sami'tu dégg na sayidi sama mbokk sama sang ba Aliyan Aliyan ad-Natini rahimahullah yaqulu muy wax li faqirin ñeel ab taalibe naan ko iyyaka maa ngi lay moytandi ko loo yaa wala di yow sama doom anta amala ci ngay jëfe bi ra'yin ci ak gis-gis goo xam ne ra'ay taxoo gis nga ko muxaalifan mbiram nekk aji wuute lima ci loo xamante ne sax wér na fil ahadith ci hadith yi wa taxulu te nga naan hada lii kat mazhabu imam yi mooy sama mazhabu imam maa ngi lay moytandi ko loo hadith yi Yonent bi sallallahu alayhi wasallam wér ci benn masala yow nga topp sa gis-gis nga topp gis-gis gu wuuteeg loolu sous prétexte mooy sa mazhabu imam mu ne fa inna li wér ba wóor mooy al a'immatu imam yi kulluhum ñoom ñëpp xat dëgg tabarra'u dañoo dañ min aqwalihim ci seeni wax iza xaalafat bu fekkente ne seen wax yooyu dafa wuuteeg sarihalu leer nañ ci sunna Yonent bi sallallahu alayhi wasallam wa anta te yow muqallidun yaa ngi wommatu di topp di tënku li ahadihim ñeel kenn ci ñoom bila shakkin ci la amul benn sikki sàkka fa maa baaluka ana lan moo la dal lu xew ba laa tuqalliduhum ba lan moo tax ba laa tuqalliduhum doo wommatu ci ñoom fi haadal qawli ci googu la wax wa ta'malu te nga jëfee bi dalili ci dalil bi kama kem ni nga xam ne taqulu moom ngay waxee bi qawli imaamika ci sa waxu imam lan moo tax tey bi dalil bi ñëwee néewuloo imam bi neewoon na bu dalil wéree moom mooy wax léegi yow kay lu tax toppoo ko ci jooju wax lihtimal ngir possibilité bi mu possible an yakuna ci mu nekk lahoo ñeel ko dalilun ab dalil boo xam ne lam tattal alayhi yow gisoo ko anta yow maanaam nga naan il se peut que imam bi am na fu mu teg sama waxam ji yow il se peut que imam bi am na fu mu teg waxam ji mais lii leer na la
xam nga yow da entre yow da entre il se peut et l'évidence. voilà il se peut bi ngay tànn wala évidence bi ngay tànn. loolu la wax dégg nga mu ne wa zalika te loolu xatta la tala mbete ba doo dàq doo bàyyi al amala jëfe bi waaxidin ci benn min huma ci ñoom ñaar intaha fa la wax dem wa fil qawaid az-Zarruqiyya boo demee ci qawaid az-Zarruqiyya bu Cheikh Ahmad az-Zarruq radiyallahu anhu mu ne al ulama boroom xam-xam yi de musaddaquuna dañ leen di dëggal fii maa yanquluuna ci li ñuy toxal li annahum ndax ñoom muwakkaluuna dañ leen a teg dañ leen a wéer li amaanaati ñeel seen kóllëre fii maa yaquluuna ci li ñuy wax ñoom maanaam dañ leen di mën a wóolu ci li ñuy indi li annahu ndax loolu kat natijata ak produit la résultat la bu uqulihim seenum xel wala ismatu waaye nag li nga xam ne moom la ñu war a xam mooy al ismatu mooy ak ñoŋ ghayra sabitatu nekkul loo xam ne lu sax la lahum ñeel leen imaam yi lu ñu leen wóolu dañ leen di wóolu seen wax lu ñu toxal dañ koy d'accord et cetera mais nañu xam ne ñoom duñu ñu infaillible mu ne fa yalzamu kon nag day daal di war ak tabassuru ñuy settantal wan nazar ak a xool bu baax talaban ngir mën a sàkku lil xaq ñeel dëgg wa taxqiqa ak xóotal mbir yi laatiradan loolu defuñu ko pour di diingat alal qaa'ili ci aji wax ji c'est pas parce que imam bi moo wax wan naaqila ak aji toxal ji in alimta bu fekkente ne xam nga diyaanatahu ak diineem ne kooku diine la wawu fuuru ak matuk ilmi yi xam-xamam wasallim lahoo te nga muccal ko maanaam jébbalul ko maa lépp loo xam ne lam yof xam déggut ñu xamul ñu comprendre ñu wajhoo ak wàllam aw wala boog lam yo araf xamuñu aslahoo cosaanam in xaaba ndeem fàdduna wujuduhu ak amam is ndax kat la allahoo xëy na moom banaahu da ko tabax ala aslin ci cosaan ci fondement boo xam ne laa ilma la naa déet amuñu xam-xam bi ci mbir moomu fa in xadara waaye su teewee toliba bi def na ko sàkku nag ci moom su ma topp in ata bu dikkee al mutaaxiru ki mujj bi maa ci loo xam ne lam yusbaq ilayhi kenn musul jiitu ci wax ko ci loolu foo woo kooku nag ala rutbatihi mi ngi ci martabam ba tey wala yulzamu te du war al qadaxu ak yàq wala isaata du caageen ak qadaxu mooy jam wala isaatal adabi du caageen ñàkke teggin maa woo ànd ak moom la ndax li wér bu wóor mooy ma sabata la saxoon min adalatihi min adalatil mutaqaddim ci maandu teg aji jiitu ji qaadin aji dog la bi ruju'ihi ci aji atte la bi ruju'ihi ci delluwam lil xaqi ci dëgg inda bayanihi faf bañ ko leeralee law sami'ahu su ko déggee fa huwa moom kat malzumun bihi day nekk lu war ci kawam in adda ndeem jooxe na li naqdi ngir mën a fire xawlahoo maanaam dindi rocciwaat xawlahoo ay waxam maa ànd ak xaqiqatan dëgg mbir mi mooy la arjahiyatahu amul ak nooteel is ndax kat al ihtimaalu maanaam possibilité yi musbutun aji sax la hoo ñeel ko wam min sàmma foofee nag moo tax xaalafa moom la wuuteeg a'immata imam mutaaxiril ummat la ñu mujj ci xeet bi awwaluha ñu ci njëkk ci walam yakkunte nekkul xadd xan ak jam fii waaxidin ci kenn minhum ci ñoom foofu xam na nga dégg loolu comprendre ko bu baax mooy lan maanaam comme imam yi xam nañ ne infaillible donc ce qui fait que luñ ñu toxal jële ci ñoom wala ñoom ñu toxal ñu ko et cetera wala ñu indi gis-gis dañ koy xool settantal ko et cetera indi xool seeni dalil tout ça c'est pas parce que dañ leen di diingat mais c'est parce que dañoo bëgg xam dëgg mbir bi parce que yàlla dafa bëgg ñu topp ko topp alxuraanam topp sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam kon ñoom loolu moom moo tax parce que ñun xam nañ ne ñoom ñu maandu lañ léegi nag ñoom bu ñu waxee indil wax joo xamante ne ci ñoom imam yooyu wax joo xamante ne ñun xamuñu fu mu tegu duñu ko diingat mais dañu naan peut-être teg nañ ko ci cosaan boo xamante ne ñun xamuñu ko effectivement loolu la ñuy wax moo tax su teewee dañ naan ko xëy ana sa wax ji fii fan nga ko teg mu leeral ko su fekkente ne nag gis nañ ni loolu du pour diingat ko du pour jam ko duñu ñàkk teggin tamit ci moom duñ yooyu yëpp duñ ko def dañ naan rek écoute léegi indi nga sa wax jii nii dañu bëggoon xam fan la wax ji tegu parce que la source de l'information doit être suivie. voilà léegi bu leeree ba ñu xam ne fii la ko teg ñu xool ni vraiment lii nag dëgër na lii lu mat a topp la lii lu mat mais bu fekkee par exemple dafa wuuteeg maanaam li nga xam ne dëgg-dëgg moom mooy dalil yeeg yu demee noonu
bu boobaa dañ naan ah kii kat comme ku maandu woon la xam nañ ni peut-être waxam peut-être am na fu mu ko teg waaye lii moo gën a dëgër loolu moo tax léeg-léeg ngay gis ci biir mazhab bu ne nag imam bi daal di tànn benn wax ñeneen ñi ñëw seen ginnaaw te bokk ci même école am tànn beneen wax loolu tax muy am c'est pas parce que dañ naan imam bi li mu wax yooyu dañ ko jam wala yooyu déedéet c'est parce que dañoo tànn li nga xam ne moom mooy li gën a wóor fi ñoom li gën a dëgër fi ñoom l'imam voilà mais am na lu gën a noot ci ñoom voilà mu ne woo fi zahabul ibris waaw nekk na ci zahabul ibris sama téere bi ok ndax xawli yi fa buur yàlla di waxe taala aji kayam ji nee na yaa ayyuhan naasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba yaa ayyuhan naas yéen nit ñi kulu lekk leen mimma ci lépp loo xamante ne nekk na fil ardi ci kaw suuf si halalan di aji dagan tayyiban di aji teey suratul baqara aya 168 mu ne maanaam kii nag daal di wax ne Cheikh Abdul Aziz ad-Dabbar radiyallahu anhu daane wax amma daal al i'timadu sukkandikoo ala imamin wahidin ci benn imam rek mutlaqan ci lu ñu joyal fii jami' al masail ci mboolem mazhab yi ci mboolem masala yi kama kem ni nga xamante ne jarat noonu la dawe bi ci moom al aadatu aada al yawma bis ni ki tey fil imtinaa ci di tere di xañu minal xuruji di génn ala mazhab ci mazhab Malik imaamu Malik rahimahullah inda muqallidan faf ka koy taqlid ka koy kay wommatu ca moom fa laysa loolu day bi loolu nekkul bi muxlasil di luy mën a maanaam di luy mayeeg mucc lil war ay ñeel sàmm fala budda maanaam mooy lan mu ne di sukkandiku ci waxu benn imam kese ci lu ñu joyal ci mboolem masala yi comme ni nga xam ne noonu la nekkee aada tey bon ñoom seen jamono ak léegi aussi am nañ voilà mooy ci di tere nit ki di génn ci mazhab Malik yi ci wax ju mën a doon fokk rek li Malik wax rek li mazhab Malik wax rek rahmallah mu ne loolu du tax nit mën a mucc ci womat ci sàmm nit bu bëggee sàmm du loolu lay def mu ne moo tax falaa bu damanu te ñàkk mi ne su'aali ci muy laaj fii kulli qadiyatin ci xew-xew bu nekk boo xam ne taaradu gaaral na ko inkaana ndeem nekk na fil waqt ci waxtu yu ahlan li koo xam ne yelloo na li su'aali ci ñu mën koo laaj koo xamante ne moom mën nañ koo laaj mu mën a tontu yu leer nañ teg ko ci téere yàlla bi sunna bi yenente bi sallallahu alayhi wasallam kooku bu fekkee am na tu es obligé ngay dellu ci kooku pas ci téere yi wala ci téere ne fokk rek man ma nekk ci mazhab bi kese mu ne fa in adima bu ñàkkee nag fa rubbama loolu kooku moom léeg-léeg yuqbalu mu def naa nangoo uzruhu ak ngantam fil baqaa ci sax gi muy sax ala moo taqadi ci li mu fas ci xolam fii muqalladihi ci ki nga xamante ne moom lay taqlid insha ndem soob na allah bur yàlla taala aji kawe ji waaw léegi qultu ma ne léegi nag fii lay jeex bu imam bu kii waxee ñu tëj insha allah qultu Cheikh Omar radiyallahu nee na ma ne inna li wér boor mooy haadal kalaam yu jële kaddu min haadal imam bu tuggee ci imam bii huwa lii daal faslul maqaam moom moo tëj wax ja lii daal moom fa la raay ba téene moom moo jeexal wax ji moom fa innahu li wér boor mooy gis nga waxam ci ajibun wax ju kéemaane ngi nii wax ju yéemee ngi waaw kay fa shadiduka lépp loo man ci dëgër alayhi ci kawam def ko fa innahu ndax wax ji nafisun wax ju cher la ju jafe-jafe gu am solo la fii baabihi ci buntam li an na ndax kat allazi ki nga xam ne te jammada dafa tënku rek ala qawli imaamin ci waxu imam wahidin ba dee ci kenn rek wala yaamalu te du jëfe bi qawli ghayrihi ci waxu keneen ku dul moom min al a'immati ci imam yi kooku laa war a alahoo kooku du amuk sàmm bi darurati obligatoirement du am sàmm du sàmm wala yakunu te du nekk min fuhuli ulama yi ci ponkali boroom xam-xam yi abadan ba mukk kooku moom du nekk ponkal kooku ça se voit sax loolu de ça se voit nettement ñaar ñi duñu yem li annahu ndax moom kat laa yasalu du laaj ahadan kenn minal ulama yi ci boroom xam-xam yi al mutabahhirina yooyu fóoree maanaam nga xam ne dañoo ngéeju shay'an dara min umuri diini yi ci mbiru diineem parce que kooku li koy premier problème bi mu am mooy du dem di laaj boroom xam-xam yi nga xam ne dañoo géeju ci seen diine wala yaxmiluhu te yanu ko ala zalika ci loolu nag waxam jooju illaa lu dul afaatun ay rëq-rëq yoo xam ne ay problème
ay musiba yoo xam ne man it tasafa képp koo xam ne da ngaa meloo bi waaxidin ci benn min haa ci yooyu laa yakunu kooku du nekk mukk min akabiril ulama yi ci ponkali borom xam-xam yi abadan ba faw képp parce que loolu li ko waral mooy dafa am ay rëq-rëq yu ne ci moom ay problème yoo xam ne ay jikkoom lañ wala ay meloom lañ yoo xamante ne ku ci melowoo benn du bokk mukk ci borom xam-xam yu mag yi yooyu insha allahu taala bii di ñëw waaw dinañ ko développer ci la ñuy tàmbalee fii lay defee transition entre teggin yi nit ki war a am bu bañee maanaam yi nga xam ne moom jikko la yi nit ki war a dindi ci boppam bu bëggee bokk ci borom xam-xam yu mag yi ba un jour fii lay defee transition pour dugg ci loolu. allahu akbar Cheikh Omar yàlla ko yàlla. kon xam naa loolu dañuy bàyyi ba bii di ñëw insha allahu taala ñu digal ko yàlla nañu yàlla musal ci teg ci jikko yooyu noonu. te may ñu jikko yi tax ñu mën a bokk ci borom xam-xam yi nga xamante ne. seen yéene day sell. seen xam-xam wér. seen jëf rafet. ci barke rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. wallahu taala alam wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.